asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak seen émission tey nag dañ leen di indil beneen xeetu fattaaya toujours ñu ngi nekk ci recettes yi nga xamante ni mun nañ ko utiliser pendant le ramadan wala di ko def avant ramadan di jot donc beneen xeetu fattaaya boo xam ne dafay nekk sous forme de spirale maanaam comme éventail tamit lay ndirool aussi donc sans plus tarder lii nag moo siy dem dinañ soxla farine de blé wala farine bu la neex rek dinañ soxla aussi man tey jii bu jën laay defar donc bu fekkee ni am nga thon mun nga ko utiliser à la place mais man ay filet de poisson laa yore ak aussi tuuti crevette ñoom ñaar laay mélanger dinañ soxla soble dinañ soxla tuuti tomate loqati dinañ soxla aussi tuuti tomate doom boo am rek man yi ci pot yi laa yore tey dinañ soxla suñu mélange d'épices bi nga xam ne moom la ñuy defar sel poivre ak aussi quelques épices yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mu nekk paprika muy bi nga xam ne kenn fumé wu ko ak aussi basilic ak laaj bu tooy dinaa soxla tamit tuuti diw donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañu bismillah. voilà gis ngeen suñu mesure yaa ngi nii ñu indi donc farine bi dañuy defar ñaari façon farine boo xamante ne ñaari façon pâte du moins nga xamante ni dinañ mun a am obtenir effet wu spirale boobu may wax noonu comme éventail bi noonu donc léegi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw defar li ñuy wax comme genre pâte feuilletée bu gaaw boo xamante ni tey jii moom xam naa ni sama sister Xadijatu dina kontaan parce que bii moom amul ay lem ak dër yu bari yooyu noonu incha allah donc ma taare kii bi daal di jël environ pâte bu njëkk bi damay jël environ 250 grammes bu farine donc moo may jox bismillah benn kopp mesure américaine mu ngi noonu benn kopp ak 3/4 moom moo may jox pour mesure américaine bi quoi donc moom mooy 250 grammes de farine donc lii mooy farine bu njëkk bi moom dañuy daal di ñëw daal di siy def beurre lu mel ni benn sticku beurre mu nekk environ subhanallah environ 100 grammes beurre boo ko amee dina baax donc man 114 dama defal mais ku am 100 grammes mu beurre dina marché incha allah donc mu ngi nii moom la ñuy soxla dinañ soxla tamit sel ak poivre donc dañuy daal di ñëw rek commencer parce que loolu lañ fi soxla woon pour mesurer léegi ñu daal di pousse yii nii daal di ñëw commencer mixer incha allah. voilà gis nga léegi damay daal di jël suñu sel bi c'est selon votre goût mais man damay jël lu mat genn wàllu kudd bu ndaw moom laay def su ko defee ma daal di koy mélanger ndànk ba ñu jaxasoo parce que jusqu'à présent pâte bi du am levure ak yooyu noonu du ko am donc ndox la beurre ak soo amul beurre mën nga ko remplacer par diw donc moom laay mélanger ak ndox tuuti ndox rek voilà beurre bi su la neexee nga seeyil ko man température ambiante laa ko bàyyi bismillah dañ koy dagg nii rek tuuti pour nga xam ne dina mixé wu ci biir bu baax a baax voilà gis ngeen léegi dañuy jël ndox donc dañuy daal di ñëw def ko ci donc dañuy commencer parce que bëgguñu pâte bu tooy bu xaw a dëgër la ñu bëgg quand même damay commencer xëy na 5 ba 7 kuddu ça dépend mu ngi dépendre toujours comme li may wax ci fi nga nekk humidité bi nu mu mel donc ñu daal di ñëw commencer def bismillah 2 3 4 5 6 7 donc 7 laay commencer taxaw bu ma soxlaa plus daal di dolli 10 ok voilà gis nga pâte bi xaaral ma wan leen ko pare na nii lay mel day nekk pâte bu liis mu ngi nii ngeen gis ko nii
donc lii moo leen di wan ne pare na boo ko bësee ndànk mu jógaat encore moo leen di wan ne pare na et puis day nooy ba bëgg a dee donc dañ koy réserver fële à côté daal di defar suñu deuxième pâte bi nga xamante ni moom du am beurre bu bari comme nii tuuti diw lañ siy def après daal di ñëwaat ak yéen incha allah. voilà deuxième pâte bi moom boo amee environ 100 grammes wala 150 grammes de farine loolu baax na man damay jël benn kopp farine ñaar daal di ko si def mesure américaine donc bu ñu paree ñu daal di jël diw bismillah def si 1 2 3 4 kuddu diw boo am rek bu la neexee nga remplacer ko par beurre daal di jël suñu sel bismillah def si aussi daal di mixer tuuti après xool fu ñu toll daal di si dolli ndox incha allah. ni par exemple bëggoon na si rajouter maïzena mun na ko def mais man dama bëgg a utiliser loo xamante ni mi ngi si kër ñëpp moo tax ma omettre maïzena bi mais ku ko am munoon nga si dolli par exemple ñaari kuddu yu mag yu maïzena dafay gën a nooyal pâte bi et puis daf koy gën a neexal aussi quoi dina oyof trop mais man lii laay def donc si dër bi laay jouer pour am pour mun a achever kii oyofaay boobu ma bëgg incha allah. voilà léegi ñu dolli suñu liquide ba nga xam ne dinañu am pâte bu dëgër tamit encore toujours nekkul toujours ci pâte yu nooy yi mais comme pâte fataaya quoi en fait. 2 3 4 5 6. voilà gis nga suñu deuxième pâte bi pare na gis nga ñaari couleurs yi bokkuñu après bu ñu leen tegee côte à côte si ngeen koy xàmmee donc mu ngi nii bu ko defee ñu daal di dégager fii tuuti ñëw wan leen lu ñuy def si pâte yi le temps ñuy defar suñu farce bi incha allah. voilà gis ngeen pâte yaa ngi nii ñaar yi pare na donc bu jaune bi ngeen gis mu am couleur jaunâtre bi nii mooy bi am beurre bu bari bi donc bii moo ñuy dimbali pour ñu am couche yu bari yi ñu soxla yi beneen bi mooy bi nga xam ni normal diw rek lañ si def donc léegi li may def dama koy diviser en 2 ou en 3 maa ngi xool ku mu neex nga def ko ay boule yu ndaw a ndaw mais man damay xool kii système bu gën a gaaw pour man au lieu di ko def yu ndaw yu bari mun naa ko diviser en 3 parties voilà su ma defee nii ma def ko benn ñetti boule gis ngeen toujours ni ma leen di wax sooy defar cercle boo bëggee mu kii mu rafet ba bëgg a dee da ngay dajale lépp ci suuf soo paree teg nii rek gis nga nii rek lañ koy def daal di teg nag léegi bàyyi ko mu le temps ñuy defar yeneen affaires yi dañuy jël sopalin wala torchon nga muur ko ci kaw comme ça pâte bi du dëgër daal du wow du am benn couche bu wow boobu di ci nekk. voilà gis ngeen comme liñ leen waxoon rek comme tey ñun bu jën la ñuy defar damay daal di commencer léegi man li may def mooy damay dagg sama tilapia yi def ko ay cube daal di dagg aussi crevette bi gis nga defuma lu bari dagg ko ay xaw a ndaw yu yem noonu nga xam ne dinañ ko mën a dugal ci pâte bi donc ñu def loolu après daal di dem ci gaz bi commencer ko togg automatiquement. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu jën yi nga xam ne moom lañ daggoon mu ngi nii gis nga ku ko mën a defar à l'avance mun nga ko def par exemple gën ko teel a dagg mariner ko bàyyi ko mu toog mais man même bu ma ko mariner wul aussi ak épices yi may utiliser leer na ma ni dina am cafka ba léegi donc dama jël suñu mélange d'épices yi moom ngeen gisoon bu rouge bi mu nekk ci kaw noonu ak tuuti xorom ma def ko donc defaguma poobar defaguma ay affaire laaj yooyu noonu parce que loolu ci kanam après lay ñëw incha allah ma daal di jël sama poêle mu ngi nii ma teg ko daal di jël kii bi dama ko bàyyi mu tàng loolu sax moo tax jéemuma ci def sax kii bi comment ça s'appelle huile bala muy saxaar donc jën bi laay def door a dolli diw incha allah loolu astuce la aussi boo xamante ni man dama ko tàmm di def bismillah dañ koy sauter tuuti rek après daal di koy teggi def la même chose ak suñu crevettes yi aussi ñu ngi ko mariner même marinade bi la ñu def rek épices yi dañ ko assaisonné voilà donc léegi nga xam ne bu ñu paree dañ leen di teggi après door a mun a commencer defar sauce bi ci boppam daal gis nga dama ko séparer nii rek pour def crevette bi aussi bismillah crevette moom dafa gaaw a ñor surtout nag boo ko daggee nii donc taf-taf mu pare secret bi ci nekk rek mooy bu ko togg
li ñuy wax overcook bu ko togg ba mu yàgg parce que sinon rek dootul neexati cafka gi yëpp dafay dem. voilà moom pare na fi mu nekk nii ñaar yi yëpp pare na léegi dañ koy dindi daal di koy teg na la si bool plate bi ñu utiliser woon sànq rek laa koy teg su ko defee bu la neexee nga mélanger yëpp mélanger jën beeg kii bi crevette bi mun naa ni fa laa jëm sax man. voilà léegi dañ koy teggi ñëw continuer toujours ci même récipient bi la ñuy ñëw tegee suñu sauce tamit incha allah. voilà donc ma amoon comme li ñu leen wanoon sànq carotte boo xam ne dama ko dagg en cube c'est optionnel ku mu neex nga def ko mais man damay bëgg toujours di inclure rek fu mu am occasion légume def ko ci biir donc yow yaay xool quantité bi nga bëgg damay def lu yem rek boole kook soble bi sauté ko. voilà mu jox kii bi beneen caractère aussi quoi fataaye yi léegi nag ma ñëw ak samay épices ak yooyu voilà ñu ngi nii ñu jël laaj bu tooy bi def ci ak aussi suñu basilic ku ko am nga def ko ku ko amul nga bàyyi daal di jël tuuti tamit ci suñu paprika bi ak kaani bi tamit donc man épices yi may utiliser yow yaay xool yan épices ñoo la neex nga utiliser yooyu tu n'es pas obligé man utiliser les mêmes épices déedéet da ngay xool li la neex rek yow wala li nga xam ne moo nekk ci kër gi jour boobu nga utiliser loolu. voilà dañ koy bàyyi nii pour ay 1 minute juste pour épices yi nga commencé ko xeeñtu donc ñu door a mun a def suñu tomate loqati ak tuuti tamaate njamb bi incha allah. voilà gis nga dañuy daal di def tuuti soit vinaigre wala tuuti kii citron jus de citron man citron laa jël ndax jën bi ñu utiliser moo tax daal donc damay jël nii léegi nag mélange bi jot na ñëw def si yeneen yi ñu sauté woon sànq yi incha allah voilà gis nga mu ngi nii. bismillah donc léegi nag da ngay yëngal délicatement comme ça du kii du tas voilà moment bi ngay xool sa assaisonnement ndax baax na ou pas loo bëgg a dolli nga dolli ko sinon su fekkee lépp baax na nga daal di fay sa gaz nag léegi bàyyi ko le temps muy sedd yow nga nekk ci pat bi di ko defar incha allah. voilà gis nga léegi comme ni ma leen waxoon sànq dagg bi foofu la wax ji nekk donc dama koy dagg bismillah gis ngeen ñaari roulé yooyu rek gis ngeen couche yim leen jox macha allah voilà ma daal di ñëw dagg gis nga paaka bi su lay indil ñor noor di coller da nga koy saupoudrer de farine gis nga xam ni soo ñëwaatee dem du la indil benn jafe-jafe gis nga sànq ni mu doon coller bu ne mu dugg ci voilà xam naa yi nekk ci el bi dina kii donc am naa ci environ 2 4 6 7 mun nga ci am ba 8 sax en fait mbir mi fii la dañuy saupoudrer légèrement de farine gis nga ñu daal di jël suñu paume des mains xaw ko tàppal nii tuuti bismillah daal di commencer dër macha allah gis nga mu ngi la jox cercle bi yëpp yaa ngi koy gis ci biir couche yëpp yaa ngi koy gis nii ci biir léegi su ma defee nii jarul may tàppal cercle yi ba mu sew carrément ma daal di teg donc continuer damay def disque yi après door a commencer def ci suñu farce bi fekk mu kii mu sedd voilà gis nga côté bi may dëree mooy féete kaw donc su may def sama kii farce ci côté bi laa koy defee donc fii féete kaw nii moom mooy toujours nekk ci kaw donc bu may farcer dama koy ëlbati pour nga xamante ni couche yi mën a génn parce que soo ko defee ci beneen sens bi couche yi du génn. voilà gis ngeen kii bi pare na léegi dañuy defar suñu
pat bi gis nga fii moo féete woon kaw donc fii laa doon dëree dama leen waxoon boo koy def boo koy remplir da ngay daal di ëlbati yëf yi donc su ma ko ëlbatee nii laay def bismillah ku nekk rek yaa xool farce bi noo bëgg mu doy mais jarul comme toujours rek li may wax bu ko bëril boo ko bërilee après doo ko mun a tëj léegi nag su ko defee bu la neexee nga jël ndox def ci rebord yi pour mu tëju bu baax a baax bismillah gis nga bu la neexee nga jël say fourchette jamate mais dama koy def man noo xamante ni vraiment dina rafet daal donc damay jël bës tourner mel ni comme dañ koo létt gis nga ma bës côté bi ba mu tàpp ma tega fold ko bësaat ko mu génn gis nga bii war ngeen ko nànd léegi parce que def nañ ko lu bari yoon chez Bilo soo ko yëkkatee nag téye ko man moo gën a gaaw si man que de teg ko nii parce que pour man nii dafa yéex mais dinaa leen won man ni ma koy defee ni mu gënee gaaw pour man gis nga soo yëkkatee nii ma daal di jël cat bi si côté bi nii daal di koy bës si ginnaaw nii gis nga bàyyi ko donc xaaral ma teg léegi kaa leen ma wan leen man bi ma leen di wax gis nga fii laa nii laa ko tegee woon fii moo nekkoon gis nga li tax ma leen di wax ci kaw gis nga ñaari côté yi ndiroowuñu fii ngay gënee gis spirale bi gis nga fii dafa xaw a dem ndax dër bi donc damay ñëw bismillah tu vois ma jël teg nii xam nga tàppal ba mu baax nii ma daal di yëkkati nag léegi commencé létt man létt bi nii la comme niñ ko doon tegee ci suuf noonu léegi nag dama koy téye di ko defal sa bopp gis nga noonu rek laa koy def man téye ko nii di létt muy dem voilà nii la ñuy yeggalee rek ba ñu pare ñu yeggale après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà léegi dañuy ñëw daal di ma wan leen yi ñuy saaf yi donc pour nga xam sa diw ndax xaw na tàng tuuti waxuma sens bay saxaar mais boo defee nii par exemple gis nga bulle yi di génn nii ci suuf bulle yi moo lay wan ni diw bi baax na nekk na température boo xam ne mën nga ci saaf dara parce que ak pat bii nii su fekkee xawuta tàng tuuti rek boo ko defee parce que gis nga li mu am ci beurre donc dafay naan diw bi te du loolu la ñu bëgg donc ñu wan leen bismillah yii rek laay saaf yeneen yi maa ngi nii di ko dem dugali ci four bi incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mu ngi woon nii ñu indi leen defalan leen fataaya bi nga xam ne sous forme de spirale lay nekk donc mu nga xam ne dafay croustillant ba bëgg a dee ma defaloon leen ñaari façon benn bi nga xam ne dañ ko saaf ak benn bi nga xam ni kenn saafu ko donc bi nga xam ni moo nekk nii doore ba bëgg a dee moom kenn saafu ko moom lañ dugal ci four bi beneen bu ñuy saaf baa ngi nii donc ñu wan leen suñ ko ubbee voilà gis nga dama dagg yenn gis nga nu muy def gis nga spirale yi muy def nii noonu lay mel rek gis nga oyof ba bëgg a dee gis ngeen ci biir donc looloo tax muy croustillant gis nga même chose ak bii xaw ma ndax yéen a ngi koy dégg ou pas mais muy xojam-xojamee foofu daal noonu daal laa leen ko mun a waxee di leen wax ni recette bi essayé leen ko neex na trop macha allah bariwul amul diw et puis diisul bokkul ak comme fataaya nga xam dafay léeg-léeg nga tombe si yoo xam ne dafay xaw a diis bii moom oyof na loolu te neex na te li ma leen wax rek xam naa du ñàkk ñu indi leen beneen version boo xam ne version végétarienne la pour ñi nga xamante ni par exemple loolu moo leen gënal di leen may émission bi nag képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ak chez Bilo ñu ngi koy may loolu surtout les grandes dames de chez Bilo xam nañ seen bopp ñu ngi leen koy jox di leen wax bu leen fàtte partager vidéo yi mais aussi bu leen ko fàtte di ko aimer et puis di abonné wu su fekkee yéen a ngi seetaan te abonné wu leen bu leen fàtte tamit appuyer ci cloche bi di leen jox dig daje ak ba beneen yoon ak beneen recette incha allah di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah